2 jours avant fekk ñun pare nañu pour war a quitter le lundi même mu convoqué ñu lundi mais aussi par respect bon cadre lañu ñu consulter wu majorité bi nii du ñu dem parce que foog ñu bind tamit envoyé leen parce que base bi ñu ngi ñuy xaar ci ginnaaw. waaw mais est-ce que urgence bi warul woon ngeen daal di wuy rek ndax tey ma jàpp ni moom mi ngi waajal lii di conférence de presse moom ministre des transports di Mansour Faye est-ce que loolu mënul indi négociation wala ngeen ku nekk indi dara. non effectivement xam nga mu ngi koy waajal aussi ñun tamit ñu ngi toog di ko xaar. mais damay leeral askanu Sénégal amuñu intérêt. pour taxaw man taxaw bi ci man la gën a métti que Mansour Faye man ak yow ci la gën a métti que Mansour na lool parce que Mansour Faye peut-être ay doomam sax jàngewuñu fi wóoruma wala même bu ñu fee jàngee am na moyen boo xamante ni ay doomam nañ am oto bu ñu yóbbu mais benn am na askan boo xamante ni tey si amuñu moyen bu seen doom bu ñu duggul kaar du ñu dem jàngi kon du problème mu Mansour Faye problème président de la République la. mais yéen ngeen ko waaw Mamadou. Ndeye Fatou. ñun amuñu intérêt. gis nga bi ñu déposé suñu préavis toog nañu 2 mois mu wooñu par respect boobu fekk na décidé nañu pour dem ci région yi ñu ngi ñuy xaar ñu bind par respect jox ko ni ko nañu muñal mooy suñu kilifa yi bu ñu demee ba ñëw ñu waxtaan dem nañu ba ñëw woowuñu ba ñu démarrer suñu grève depuis démb. est-ce que mën nga dellusi ci li nga xamante ni mooy seen li ngeen di ñaxtu. non li ñuy ñaxtu bari na. 10 points la. bi leen ci gën a soxal ban la. non xam nga boo nee bi leen ci gën a soxal. dafay mel ni yeneen yi intéressé wu te dafa nekk pàcc par pàcc mu ngi mel ni yow nga bindoon sa cas. ni moom man lii mooy sama problème. keneen bind cas am ni lii mooy problème ma ñëw ma jël sama cas man ni lii mooy problème bi déjà da nga ciy gis sa bopp mais amul benn cas bu ci amul importance. waaw léegi kon mën nga ci citer quelque. bon mën nañ ci citer. waaw bi ma ci gën a citer sax. mu xam ni Sénégal yëpp xam nañ ko. mooy tracasserie ñun ñëpp xam ni tey takk der yi nekk ci Sénégal di monter du sécurité boo xamante ni moom la ñu taxaw pour xool pour askan bi li may wax lu ma assumer la. Ndeye Fatou bu ñu àndoon tey ci sama oto camion laa la wax de ñu dem di tukki mën naa dem ba àgg te duma sonn kenn duma ko su ma amee xaalis. ba frontière. mais kon yéen tamit ay corrupteur ngeen. non direct du ñu corrupteur de. ah non dama lay jox exemple bu fekkonte ni sécurité moo ñu tax a jóg dama ni mën nañoo dem ba foofu te kenn du ñu contrôler par sécurité xam nga lan moo fi nekk. mooy sécurité bi dafa am ay normes nañ ñu tegal normes yi ñun ay citoyens lañu ay sénégalais lañu nañ ñu tegal normes yi am ci yoon fekkente ne dañu am infraction nee ma da nga am infraction ma fay léegi tollatuñ sax si fay ay génn xaalis di la jox. am na yeneen système yu ñu mën a fay xaalis mu dem ci état bi directement pourquoi. yéen pare ngeen pour digitalisation. non pare nañ ko yàgg na. imagine toi tey man ma ñëw. yore oto jox la exemple rek Mbour. ma ñëw bu dugg Mbour policier bi arrêté ma wala gendarme bi ni ma da nga am infraction tel ma ne ko dagal ma amendement forfaitaire yaa ngi may dégg. bu ma ko waxee dagal ma loolu mu ne ma aw ma reçu dama lay attesté moom fi mu monté ak fi brigade bi nekk. mënuma ko dox soit que ma jël benn jakarta bu nekk à côté je ne sais pas moo ko moom wala keneen moomu ko wala benn taxi bu fa nekk ma jël ko dem ba commissariat ba fay ko 2000 francs ou bien 1500 aller retour 3000 day faatu fekk moom bu fekkente ni dafa bëgg ma jox ko 1000 francs corruption foofu la démarré su ma calculer bàyyi fa sama oto ak manque de sécurité dem ba foofu ñoom dañuy wax ni pour mesure de sécurité ñoom waruñoo yor xaalis parce que wóorul mais kon c'est pas la peine ñu def ay amendement forfaitaire nañ ñu bàyyi bu ñu débuté à Dakar wala fu mu mën a doon ñu ut poste boo xam ne oto bi bala moo départ mu dem foofu infraction yi mu am yépp mu calculer ko mu fay ko. waaw mais parlant bu ñuy wax aussi ci infraction dañu jàpp ne oto yu bëri tey jii dañu sàlloowul ak li ñuy wax visite technique da ngay gis oto boo xam boo ko xoolee xel ci gis-gis warul daw te loolu yéen la aussi. mais Ndeye Fatou loolu nu mu ne bu su nee yéen la transporteur yi. wax ma yow la état da nga naan loolu du ñun de état la état moo fi nekk. waaw mais da ngeen am cadre unitaire di waxtaan seen biir aussi pour def seen yelleef. non dégg li ma la wax amuñu centre visite technique. centre visite am nañ ko wala amuñu ko. am nañ ko non. waaw mais man su ma demee foofu ci centre bi. su ma fa amul norme yi duñ ma jox visite technique.
mais suñ ma joxee visite technique oto bi amul droit daw ñoom ñoo ma jox visite technique ma apte nga pour daw oto bii daw dafay àndaale ak visite technique kon kooku amul leen mënuñoo blâmer oto bi n'est-ce pas. visite technique moo may permettre pour ma daw am naa visite technique. mais Mamadou. ñu jàpp ni tey sénégalais yi sonn nañ ci dem beeg dikk bi. est-ce que bàyyi ngeen leen xel dëgg la nag c'est de bonne guerre mais aussi impact bi ba ci yéen sax da ngeen di joxe dépense est-ce que du kii ci seen poche. est-ce que yéen jàpp ngeen ni ñun. askan bi. lii est-ce que ñun di ngeen defee ni lii mettiwul comme ñun ni mu méttee si yéen est-ce que ñun gënul métti ci ñun. moo tax ngeen arrêté. non arrêté comme. parce que ñun xam nga suñu outil de guerre xam nga lan la. mooy am lu ñu naqari ñu posé ko suñu état. par négociation amul ñu bind préavis de grève ñu toog xaar ñu xam nga état lan la war a ba. ñi nga xamante ni nii du ma ne sax tekkiwuñu dara mais dañu bëgg dara ci état ñu gis préavis bu dugg ci état ñu taxaw naan état li bu leen tontu ñii mënuñu dem ay saboteur lañu te ñoo ñuy wax loolu bu ñu amee benn oto ci lañu yam xam lu ñu bëgg. ay privilège état ñu dem créer seen ay kayit topp ci ginnaaw état di leen courrier wu di leen wax lu dëgg pour sonal askan wi tey loolu moo dal état. mais yéen am ngeen état foogoon na ni. am ngeen représentant. yéen seen cadre am yow yaa secrétaire général loola teree dem gis tutelle bi muy ministère de l'intérieur wala ministère des transports. pour wax ko lan. lii ngeen di joytu. non dégg nga yow tamit Ndeye Fatou xam nga loolu cuunee wuñu noonu ñoom ñëpp jot nañu li ngeen lay wax nii ku bind préavis jox ko. toog ak ñoom plusieurs fois dañuy toog di waxtaan ak ñoom bu ñu amoon solution du ñu dem grève amuluñu benn intérêt pour vous dire que Sénégal ñun nekkuñu fi pour pénaliser réew mi déedéet amuñu boobu intérêt tey bu neexoon président de la République pour vous dire président de la République sa ministère yi nga fi bàyyi. xawma dañ lay liggéeyal tu es au courant chaque conseil des ministres nga dajale leen ñu ñëw toog kenn ku nekk indi cahier doléance am ni la président tout est ok. demal nga seeti askan bi ci base bi nga consulter leen ñu wax la réalité yi nekk ci biir ñoom li ñuy wax lu ci ëpp dara du ci dëgg. ñoom ñaan. non ñoom ñi nga xamante ne ay ministère la ñoom lañ fi bàyyi lu ci ëpp demuñu ci base bi pour jëlee fa loo xamante ne nii mën nañ koo teg ci kanam président de la République. yéen est-ce que yéen a ngi wax ak waa CETUD ma wax ni nag sànq Chérif Dia woo na waa CETUD ngir ñu équilibrer déglu leen mais dafa mel ni daal amaguñu jotu ñëw wax est-ce que yéen a ngi lëkkaloog waa ñu mel ni waa CETUD. Ndeye Fatou ñun amuñu benn porte bu ñu ubbi bu ñu tëj ñun pour négocier rek pour ñu am jàmm pour suñu continuer suñu activité Ndeye Fatou man sama oto mu ngi taxaw mënu ma dem keneen oto mu ngi taxaw ci loolu la ñuy dund ñun yow yaa ngi nii taxaw bu weer dee ñu fay la. ku mel ni Thierno Birame Aw waroon fi teew tey bu ma wax ay. waxu leen. xam nga ñun lu ñu soxla. d'accord xam lu ñu bëgg. réew mi fi mu toll nii président de la République. dafa am loo xam ne daf ko waxoon ci télé ñëpp di ko dégg muy wax ni ñii di romb fii di romb police yi di joxe vidéo yaa ngi fi. corruption la ñuy romb nit di ko joxe yooyu waxatuñ ko Ndeye Fatou document bii nekk service des mines. bërki démb bi ma demee di fay 41 000 francs laa fay sama benn bopp oto rek wagon bi ma fay 28 000 francs mais bi ma laajtee dañ ma ni sur 41 000 état du Sénégal 6 000 francs la ci am. 35 000 francs c'est pour le tubaab bi fa nekk yore document bi moo ko moom ak ay estafam. loolu moom du yoon. ndigal ba war a jël sa oto yow tey man soo ma jaayoon oto wala man ma jaay la oto. su demee service de mine dañuy jël oto bi miite ko sa tur bi mu nekk yow dindi ko ci carte grise bi mu nekkoon ancien bi def ko ci niveau bi mu nekk sa tur ba mu génn ba pare. nga fay 52 000 xaw ma 51 000. su paree man mi ngi koy jaayaat ma dugalaat ko. ñu miite waat ko sama tur. mu nekk beneen frais. mu nekk double mutation. double mutation est-ce que ñun askanu Sénégal mérité nañu loolu. waaw kon ginnaaw guerre boobu ñu jàpp aussi li nga xamante ni mooy seen quantum horaire ak salaire yi. salaire comme. yooyu bokkul ci seen ay ñaxtu. non si dama ni réew organisation lépp mu ngi tàmbalee ci ñun mais état lépp lu mu la accompagner wul du dem xam nga transport dañ ko libéraliser ah. dëgg la mais ak loolu soo ko xasee yàq nga transport Sénégal. Ndeye Fatou bu ko neexee mu dem TFM di fa liggéey su génnee am benn xéewal mu dem jënd benn oto sànni ko ci kii bi wala mu dem ci banque bi lépp
loolu est-ce que am na encadrement état. waaw balaa ñuy wax ci BRT bi parce que loolu itam luy ñëw la ndax dafa mel ni fi mu ne nii da ngeen bëgg a bës état bi par rapport ak BRT bi ñëw violence yi ñu gis ci li ñu mën a tuddee défaillants yi ndax am na ay taxi yu daw am na Dakar Dem Dikk yu daw parce que ñoom service public la. dañu gis ni que xale yi dañ leen di kar di leen def naka su dul noonu. yéen loolu ndax ànd ngeen si. gis nga ñun. amul benn responsable buy cautionné ngay def naka su dul noonu. gis nga grève bu mel nii ñun ay secrétaire général lañu grève yu mel nii su amee dafay am ay saboteurs yoo xam ni dañ koy adressé cadre bi nga xamante ni moo organisé grève bi ak transporteurs yi dañ koy fekk ñooñu ay saboteurs lañu. sant ñu leen ko. ñooñu ñooy dugg ci biir pour saboter suñu grève mais ñun amul kenn kuñ ko cautionné. te ñooñu ñuy jàpp ñu ni wax ay suñuy waa kër lañu xamul lu ñu ci jublu pour jéem ñoo déstabiliser si suñu grève ñun loolu dérangé wuñu. l'essentiel li wér te wóor mooy ñun bu ñu bëggee jàmm am nañu wax teg table ñu woo ministre yi mu concerné parce que préavis bi dafa am ministre bu nekk ak bi mu concerné. pourquoi parce que ñun demoon nañ fi grève mu concerne tous les ministres benn ministre muy Mansour Faye moo taxaw devant fii nii SUTUT woo ñëpp ñu ñëw toog mu woo leen yéen ngeen ñëw toog askan bi ñëw toog mu wax ni man maay représenter état ñu nangul ko parce que c'est le ministre de kon war nañ ko mën a nangul. presse bi wër ko mu teg document ni lii ngeen ñu waxoon d'accord lii ngeen ñu waxoon d'accord lii ngeen ñu waxoon d'accord presse bi di ko dégg ñu bind document jox ko secrétaire général yi fa nekk yépp ñu téye ko bu ñu ko joxee suñu waa kër ñu dem ci tali bi suñu ñëwee police ni ko dañuy jàpp ñu ne ko noonu loolu de dindi nañ ko parce que lii la état wax. mu ne sama yoon nekku ci kii Mansour Faye la sama ministre man joxuma yëgaluma kon loolu concerné wu ma. léegi lan ngeen di xaar ci ministre bu mel ni Antoine Diome. non bokk na ci préavis de grève bi parce que moom moo yore police. lu ngeen bëgg a dégg. moom mu toog force armée toog intérieur toog yaa ngi may dégg finance toog ñoom ñëpp ñi nga xam ni. préavis bi ñoom la concerne ñu toog ak ñun ñu wax leen ñu dégg bu ñuy décider ñoom responsable yooyu ñu décider xaatim ko nga xam ni fu ñu ko yóbbu ci seen raf nga xam ni ministre bi moo ko décidé way laa ki nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu kilifa ñu dénk ko réew mi mu bëgg réew mi dox moom mu toog déglu ñu wala mu jël décision boo xamante ni moo ko jëlal boppam sinon bu ñu ko deful grève bii ngay dégg nii doo dégg ni levé nañ ko parce que ñun amuñu fitu levé ko ba kañ non xam nga tey base bi nekk bi taxaw bu ñu la waxee ñun levé ñu ko dañ koy levé mais ñoom ñoo nañu bu ñu fa doon toog 1 mois te suñu problème réglé wul bu leen ñu levé suñu grève waaw mais xam nga loolu itam day sooxee réew ndax gis nga ni camion malien yi fi mu ne nii dugguñu génn ñu camion sénégalais naka noonu loolu aussi Ndeye Fatou pourquoi mënoo wax président de la République fii ci cette antenne bi nga xam ne ñëpp koy déglu mënoo ko wax ni ko président dimbalil sa askan déglul ñi xool situation bi yow yaay kii régler solution nga régler solution bi wax ko loolu ci sa télé bii mu dégg. ministre am dina ko wax président Macky Sall déglul askan wi sonn nañu. même ñun dañoo dox. voilà donc yàlla baax na Mamadou Ndiaye kon ban message aussi sensibilisation ngay mën a jox sénégalais yi. di leen pardonner di leen wax ni rek amuñu benn intérêt pour téye réew mi mais aussi kenn ku nekk da ngay sauvegarder sa côté pour que nga mën a dund te ñun suñu côté transport Ndeye Fatou dafa dee. xam nga dëgg la sax mën na nekk ci yeneen réew yi mais état bu fekkee ne dafa bëgg a def Sénégal dem dikk mais nañu ko dénk ñun cadre bi après mu accompagner ñu tegal ñu ay conditions yi ni defal leen nii transport dimbali ñu bu ko defee ñu defal ko transport comme moom bi muy def parce que tey man su ma doon voyager sa oto taxaw. oto Sénégal dem dikk taxaw. xam nga fan laay dugg Sénégal dem dikk xamul tax ma fay dugg. police du ma contrôler gendarmerie kenn du ma contrôler. dama ciy dugg tranquillement ma dem kon loolu yaa ngi rey say transporteur li may jox message rek pour jeexal mooy askanu Sénégal ñu ngi leen di jégalu bu baax te xam ni amuñu intérêt waaw amuñu intérêt pour di téye réew mi mais ñu ngi waxat tamit askan wi ni leen fii ak déggu leen ñu ñun comme li ñu leen waxoon bi ñu defee tournée ni leen levé nañu moom mot d'ordre bi bu kenn bouger fi nga taxaw fayaat leen seen ay oto ngeen amaat courage bi ngeen amoon ci Covid bi ngeen toog dégluñu bis bu ñu amee solution bi comme li ngeen ñu yaboon keroog bi ñuy def tournée dinañ leen ko delloo loolu lañ leen di lancé te xam ni
na ngeen déglu nag ministre bi mu ngi ñëw pour def conférence de presse askanu Sénégal wallahi azim affaire bi desul ci ñun ci ñoom la des. waa ci ñoom la des mais nag kon ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy BRT bi. ban matuwaay ngeen ci war a jël wala ñaan ko état bi ngir yéen seen wàllu bopp aussi mu bañ a nekk lu leen di gàllankoor. noo xam nga BRT bi ñun sax li ñu ciy gàllankoor parce que BRT bi ñëpp la intéressé ñun ñëpp la intéressé mais. li nga xamante ne rek moom laay ñaan état bi ci BRT bi ak lu mën a xew na consulter les acteurs parce que ñun tam am nañu ci ay idées ay acteurs lañu buñ si consulter mu jël suñu ay idées bañ ko xeeb. yan mooy seen idée ci BRT bi. non suñu idée mooy bu ñu ñëwee ñun ci suñu idée ci BRT bi dinañ ko xamal loo xamante ni ci BRT bi dafay arranger Sénégal yépp. parce que ñun tamit am na loo xamante ni du c'est pas parce que da ngay ñëw rek nday faatu technicien la am na kii mais théorie boo gisee ànd ak pratique nañuy consulter les théories avec les pratiques ñu boole leen bu ko defee Sénégal day jëm ci kanam. mais Papa Mamadou est-ce que yéen a ngi formé wu aussi par rapport ak digitalisation bi. non si. parce que à l'heure actuelle. monde bi foofu la toll déjà ñu ngi am cadre. xam nga cadre bi day am kayit. bokk na ci seen i programme ci cadre bi xam nga jëmuñu si cadre rek fédération lañ jëm parce que man damay voyager di dem ci yeneen pays damay dem ci yeneen dëkk yi ak sama oto gis organisation bi am ci transport ak gisoo Mali oto yi ñuy wàcce car yu bees tàq la ñuy wàcc 0 kilomètre parce que seen état dafa leen a accompagner ba nga xam ne car bi su ñëwee jóge Europe nekk bees seen douane. da leen seen ministre de finance da leen di accompagner comme quoi que boo xamee am nga crédibilité ñun la jëlal car bi le temps que koy def parce que détournement dafa Sénégal dafa seer nga jël car bi ñu ay protocole yu normal même boo amul liquidité ñu defal ñu wàññi taxes yi teg ñu ci ay conditions yi rek bu ko defee ñu am transport boo xamante ni dañ koy am comme sunu voisins yi nga xam dañu nekk ci yeneen pays ak ñoom loolu il fallait que ngeen impliquer suñu état aussi ñun acteurs yi ñu dimbaluñu ci loolu. amuñu toujours encore une fois. on n'a pas intérêt pour téye suñu réew di ko yàq. waaw mais fi ñu toll nii yéen a ngi taxawal réew mi ndax jàpp nañ ni fi mu ne nii ci ay chiffres rek 40 millions par jour moom la Dakar Dem Dikk doon am recette 40 millions. tey perte na ko ñaari fan muy 80 millions. ñu jàpp ni tey ay sociétés yu bëri taxaw nañu parce que liggéeyiwul. yoo xam nga Dakar Dem Dikk rek nga wax. yow yaa ngi bàyyi port moo gën a pur ci luy génn xaalis port. waaw ak yeneen usines sax yoo xam ne. Sococim moo gën a pur ci luy génn xaalis ak ay Dangote te ñooñu ay privé la ñu yu fi nekk état na bàyyi loolu xel xam ne ñooñu ay privé la dañu fi ñëw pour am ñuy concurrence ak yeneen pays kon na bàyyi loolu xel amuñu intérêt bi li ñuy bëgg ñun en âme et conscience xam nañ ni état bu ko xamee. waroo dimbali askanam war na koo mën a tegg ñu continuer ci liggéey bi c'est ça le problème. yow yaa représenté cadre unitaire bi tey bu la ministre bi waxoon lan nga mën a déglu loo xam dina tax ngeen xaw a bàyyi parce que mënul satisfaire lépp ci benn fan. wala ci semaine sax mënul nekk. non d'accord lan ngeen mën a bàyyi pour mën a reprendre liggéey bi. gis nga Ndeye Fatou ñun li ñu war a bàyyi pour reprendre liggéey bi. c'est facile bari na du lépp la ñu mën a jël. mais au moins nit ñi bu ñu la indilee fukki point déglu leen ngeen xool ci point yooyu lan nga xamante ni war na mën a nekk ñu waxtaanee ko ci askan bi mais moo gën ñuy def ay tirailleurs ministre bi di wane ni man maa nekk état non ñun ñooy état ñun yow man ak keneen ñun ñooy état ñoom dañ leen a fal. ëllëg kenn xamul ne Macky Sall kañ la fi jóge keneen a fi toog Senghor a fi nekkoon Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall mi day dem ñun ay Sénégalais toujours ñooy nekk ñoo fi nekk ci pouvoir bi nañu bàyyi loolu xel. kon nañu bàyyi xel ni ñun ay sénégalais lañu amuñu intérêt pour téye réew mi toujours Macky Sall président de la République dama lay lancer un message nga wax sa ministre yi nga ko dénk ñu jël ay décisions ñu toog ñu déglu ñu. ñu xool lii solution ñu def ko très rapidement ñu bàyyi askan bi ñu dem ñu nekkaat ci lu nekk parce que nag ñu nit mënuñu pénaliser suñu réew. tourner fi ñuy tourner askan wi yëpp dénk ñu seen ay kàddu ñu ñëw amuñu benn preuve bu ñu teg ñu tegi mais loolu xel nangu ko yow. mais yéen dafa mel ni tracasserie mooy seen. non c'est pas revendication bi gën a moom ngeen di gën a wax. non mais est-ce que yéen warul leen téye seen loxo am benn numéro vert question lay posé. non boo xam ne aussi wala da ngeen di bañ a perdre temps. mais jar na ko aussi wala. non xam nga gis nga Ndeye Fatou am na loo xamante ni boo ko dundal mënoo ko xam gis nga bi ñuy dugg fële Ziguinchor imagine toi ñu def suñu caravane di dugg police a ngi nii ci entrée bi gendarmerie ngi nii ci entrée bi da ngay jot police
2 kilomètres après nga jot gendarmerie ñoo bokk fu ñu monté. bi ñuy wàcc caravane bi gendarme bi liiree sunu banderole bi mu ni ah bon da ngeen di grève dem leen grève te ngeen ñëw fi ngeen ñuy fekk te ngeen xam ne lépp dëgg la. loolu kañ la. bi ñuy dugg Ziguinchor loolu si même seen capitaine bi yëg na ko est-ce que loolu yow citoyen kooku da ngay wane ni yow homme de man du ma ko considérer comme homme de loi de dama koy considérer comme homme de tenue. homme de tenue mooy koo xam ne day exercer tenue bi ci kaw Ndeye Fatou wane ni ko man dama sol tenue homme de loi nag dafay exercer loi ci biir ñooñu nag dafa bari ay homme de loi je ne dis pas que ni tout le monde ñoom ñooy nekk ay fautif de. am na seen ay kilifa yoo xam ay responsable lañu. loolu am na damay profiter aussi di remercier waale le DSP Diop heure boo ko wooyee n'importe quelle heure dina la déglu te lu jaarul yoon danaa la da koy dindi ci saa si man secrétaire général la am na lu ma ci xam. loolu moom am na solo façon kilifa yooyu lañ soxla. mais pas ñu teg ay nit ñoo xam ne ci tali bi dañuy dund ci kaw askani bi di leen jaay tenue di def loo xam ne teguñu ko fenn te koo ci woo yow mën naa dëkk chaque jour ma ñaan la man la Ndeye Fatou allo sa élément bi da nee na daf maa jàpp naa mën naa ci dëkk te ma yor téeméeri élément yow nga yore téeméeri élément mën naa chaque jour ma ñaan la pourquoi duñ ko teg ci yoon li ma war a fay ma fay ko nga bàyyi ma dem du ma woo DSP du ma woo directeur du ma woo commissaire du ma woo dara organisation boobu rek lañ soxla parce que dañu fatigué dañu sonn. mais est-ce que gendarmerie mi ngi fi mu taxawoon ba léegi moom ci wàllu loi ak taxawaay bu mat sëkk. xam nga Sénégal ñun ñëpp xamoon nañu gendarmerie. waaw ba léegi non. ndeysaan ñoom dañoo amoon benn capitaine colonel Wath. suñu grève ba le passé dañu doon négocier vraiment mu nekk ku ma naw parce que. dañ koy waxtaan ak moom mun heure bu ne ngeen ma jël mais moom mu jël pouvoir ni li muy décider danañ bàyyi grève bi li mu wax dina ko def mais moom nekkul ministre forces armées jógewu fa léegi mu dem ci général bi te nekkutul ci poste boobu dañ ko doon woo di ko solliciter ñuy régler situation bi bu mu ñu posé problème boobu ñu lànk boo ko woytee du la jël. waa Ndiaye xam nga nag seen droit moom yomb na loon wax mais itam seen devoir léeg-léeg il faut ñu koy wax. wax ñu lan mooy suñu devoir. waaw camion transporteur lourd yi léeg-léeg pesage gis nañ fi Afrique pesage. dañuy am problème yu bëri. non luy alhamdulilah indil nga ma sax foofu. ah seen i wareef aussi da ngeen ko war di def. Ndeye Fatou maa ngi dégg directeur sama xarit Camara moom chaque jour moom dafa mel ni. ñun ay saboteur la ñu Camara ñun duñu ay saboteur gis nga Afrique Pesage maa ngi nuyuwaale directeur Afrique Pesage de passage mooy Serigne Faye sama waay la mais gis nga boo nekkee ci liggéey bu dëgg jotee da nga koy wax dama ne Afrique Pesage ñun norme bi nga xamante ni CEDEAO moom la exercer ci Afrique Pesage daf ni Afrique Pesage yow Mamadou Ndiaye mi yore oto di dem ci plateforme bi muy chargé bi nga xam ne dafay plateforme bi dafay génn lu ma 200 000 tonnes plateforme boobu bu fa Mamadou Ndiaye duggee di chargé balaa moo génn équipement bi nga am yow Afrique Pesage na ko plateforme boobu am usine bi comme par exemple naa la jox benn usine de publicité mooy Grand Moulin bu ñëwee Grand Moulin na installé lépp ci usine am bu ma ñëwee man sama yónneeku ci xam nga lan mooy sama devoir. taxawal fee oto bi ñu ne ma fan nga man leen ñu ne ma taxawal nee. ma taxaw ñu chargé oto bi ba mu normal. su ma chargé oto bi ñoom ñoo koy chargé man sama yónneeku ci dañ mën a taalal nga yéeg su ma taalee yéeg ñoom ñooy réglé seen li CEDEAO wax laa la wax de li IMOA wax. ñoo koy réglé ba mu normal ñu jox ma benn fiche ñu ma c'est ok. waaw mais yow nga wax mais li ñu gis di ko gis ci tali bi mooy tali yi sax dafa yàqu ndax camion lourd yooyu nga xamante ni du ñu respecter les poids normés. loolu dafa am te loolu aussi dañ leen koy wax tali yu bëri yàqu na ndax seen camion yi. sunu camion yi xam nga cadre unitaire bi da ngeen ci war a wax aussi. non xam nga ñun camion yi kii buy yàqu tali yu yàqu avant Maliens yi di fi dugg ñu am ak ñoom partenariat. ñun 31 tonnes rek lañ daan yëpp mais xam nga xëccoo concurrence bi ay pooru Côte d'Ivoire pooru fii ñooy tax li fi nekk du ñun de gis nga ñun ñoo gën a nekk bëgg na oto bu diis sama oto bu ma ko yebee ba mu diis sama yàq sama oto toj sama yëppano. waaw loolu Mamadou Ndiaye xam nga ko peut-être waaye du transporteur yëpp liñ ñuy joxoon ci waxtu jeex na ma fàttali rek yaay secrétaire général cadre unitaire bi ëmb transporteurs yi ne ngeen nag da ngeen di lànk toujours wéyal grève bi mbokk yi kon ñu jàpp ni rek problème grève transporteurs yi jeexagul ci Sénégal yëpp kon
ñuy ñaan rek ngeen déggoo ak ministre des transports Mansour Faye ak ministre de l'intérieur Antoine Diome mbokki soir d'info léegi rek dañuy daal di dalal li nga xamante ni mooy journal en wolof ak Pape Abdoulaye Der après ci kanam ñu ñëw ginnaaw journal ci français bi ak suñu second invité jërë ngeen jëf.